asalaamaaleykum xam naa balaa ñu tàmbali ñu def Fatiha salaatu Fatiha def ko adee yonente bi tàmbale ko jotaay bi. xam naa mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen baal wax di leen baal ñaan yàlla mboole njégal di jiital nuyoo bi tamit ci responsable moral Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal wér ak wéré mucc ak muccule dund ak dund sàmmal ñu ko laqal ñu ko fa yàq àggul du ci teg aussi suñu mbokk mi nga xam ne tey moo ñu fas yéene defal thème bi mu di professeur Moubarak Lo di mën naa ne ingénieur économiste statisticien mais en même temps ñu yëg na tamit ci kër gi la bokk donc doomu daara la donc ñu yëg na tamit rek di la dara jàmm wax ne la tamit comme ni nga ko waxee sànq ci biir sa kër nga nekk donc xam naa rek xëy na ñu ngi jégal aussi si retard bi ñu am pour bañ a guddal xam naa dañuy présenter tuuti rek thème bi wax ne ñu ngi wax ci économie entre nécessité et loi du marché donc ci wàllu économie xëy na moom dina ci dugg ci wàllu bu ñu ko doon définir ci wàllu aspect scientifique dañuy wax ne mooy xam-xam bi nga xam ne dina fexe ba bëgg-bëgg yu bëri yu nit ñi ni ñu fexe ba ressources yi rares yi nga xam ne am nañ ko ni ñu fexe ba méngale ko ba mën a faj besoins yooyu yëpp donc autrement dit mooy l'application des ressources rares aux besoins illimités donc mu am ñaari fànn yu mën a dugg nécessité ak loi du marché donc nécessité du marché faaw marché am mais tamit marché bu amee faaw ñu am ay loi ay tëralin yu ko mën a fexe ba yooyu mën a yem donc moom dinañ ci dugg wax ñu lan moo nécessaire ak loi yi nuñ ko gisee te comme tamit doomu daara la dina dugg incha allah ci aspect carrément islamique parce que le contexte moo ko laaj parce que dañuy wax ni université du Ramadan donc yooyu yëpp incha allah xam naa ñu bañ a guddal ñu bàyyi ko ci mu dugg ci bu ñu ci paree tamit ñu dugg ci débat yi et lu ñu ci mën a dolli tamit dolli ko ci incha allah rabbi kon bismillah Moubarak. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm ci invitation bi yaakaar naa bii dugg leen ma ñëw fi ndax mat na ñeent wala juróomi at ñëwoon naa fi te damay sawar toujours ci bokk ci lii ndax comme ni nga ko waxee léegi man su ma doon ginaar dama naan fii mooy sama ngunu xam nga alxuraan am na fu muy wax ci suratul anam wa ya'lam mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubin donc man sama mustaqar mooy organisation yu mel ne yéen mooy seen cercle yi ngeen nekk waaye nag su bis bi jotee ma dem wuti ma dem liggéey su guddi ñeetee ma ñëw nag ci yéen donc man ngaa wax ne ab économiste la waaye man ci daara laa juddoo ci laa yaru moom laa namp ce qui fait que très souvent su may wax xëy na ñi nga xam ne intellectuel rek la duñ ma jëli ndax dama yor ñaari fànn yi ba tax na day am tension toujours ci sama biir donc lu yombul daal waaye ngeen xam ne tamit très souvent moom mooy li nga xam ne moom mooy guidé bi ma ñi nga xam ne ñooy facilité conférence bi seet sama bureau bi ñu ma joxee thème bi daanaka jël nañ temps bu bari pour ñu déggoo ndax dañ ne ma économie diggante nécessité mooy li nga xam ne mënta ñàkk il faut nga am ko ak loi du marché xam nga yow yaa ngi yor njaboot soo yoree njaboot mënoo ñàkk am yoo jëfandikoo ci àdduna bi waaye tamit soo demee ca jaba am na réalité yu fa nekk yoo xam ne yooyu aussi il faut nga tenir ci compte donc nan nga ciy génne donc conférence bi soo dee seet ci loolu laa ko war a waxtaane li may njëkk wax mën naa wax ne sax ñeenti fànn laa koy jàlle bu njëkk bi yaakaar naa il faut ñu leeral lan mooy li mënta ñàkk il faut ñu leeral lan moo mënta ñàkk ci àdduna bi est-ce que àdduna bi am na lu mënta ñàkk loo xam ne nit ki il faut mu am ko suñ ko leeralee ba pare il faut ñu leeral marché bi nan lay doxee
yan mooy réalité yi fa nekk soo fa demee loo fay fekk suñ fa jógee danañ leeral lan mooy rôle bi nga xam ne nguur gi moom la war a doxal ndax xam nga nguur mënul seetaan ndax nguur moom mënul nekk ci société di seetaan ndax su seetaanee rek dana doy waar ndax mënul ne ñi bëgg a jënd bëgg nañoo jënd metti na man sama yoon nekk ci dama leen di bàyyi ku ne doxal noo bëggee yaakaar naa il faut nguur am rôle foofu donc danaa ko leeral parce que loolu domaine la boo xam ne liggéey naa ci en tant que bi ma nekkee conseiller te continuer ci di ci xalaat donc danaa ci indi xalaat yi ma ci gis ñeenteel bi comme ni ko sëñ bi waxe léegi danaa ci indi gis-gisu l'islam ndax l'islam bàyyiwul dara ndax yàlla wax na ko ci alquran nee na téere bi bàyyiwuma ci dara maa faratna fil kitab min shay donc amul lenn loo xam ne war nañ ko waxtaane te waruñu cee xool lan moo ciy gis-gisu l'islam surtout ci cadre bu mel ne mustarshidin wala mustarshidat mënuñu daje fii wax lépp te bañ cee wax lan moo ciy gis-gisu l'islam ndax nit ki jullit bi toujours ak lu man di def dafa war a xool li may def lan la ci nan la ko islam gisee ndax Cheikh Abdul Qadir Jaylaani rahmatullah alayhi nee na jullit bi toujours am na soit digal guñ ko digal gu mu war a def wala luñ ko tere lu mu war a moytandiku waaye amul situation neutre donc cas bu ne am na position bu mu ci war a xool lan la ci diine wax donc li may njëkke mooy lan moo mënta ñàkk su fekkee ne dem nga ci marché bi walla yow yor nga famille man gis naa ne produit yi nga xam ne am na ci jabi walla ñu koy jaay mën nañ leen classer ci ñetti catégorie ñetti fànn benn bi mooy li nga xam ne mënoo koo ñàkk a am soo déggee ñuy wax les produits de première nécessité xam naa ne ñi sant fii Jaxate walla Touré ku ne leen woon ceeb dootu am ci dëkk bi yaakaar naa dana doy waar donc ceeb moom yaakaar naa ak lekk de manière générale nit mënu ko ñàkk a def parce que loo nekk jullit loo nekk suufi xiifal tout le temps bañ a dog même loolu yonent bi aay na ko même woor di continuer ñaari fan bañ a dog aay na ko donc pour wax la ne lekk nit mënu ko ñàkk a def à part lekk am parce que lekk day tax nit ki mën a dund te alxuraan tere na xaru tere na tamit nga alak sa bopp wala tulqu bi aydikum ila tahlikati wa ahsinu inna allaha bil muhsinin donc nit ki wurul def loo xam ne daf koy jëmee ci sànq boppam donc toujours nit ki dafa war di préserver boppam donc lekk wala naan du jaagee ne nit ki dafa nekk lu mu bëgg waaye loo xam ne dafa nécessaire daf ko soxla pour mën a ndax sax jaamu yàlla ndax su lekkul du am kàttan gu koy may mu mën a jaamu yàlla te du mën a dund ni mu war a dunde lu weesoog lekk wala naan am na yeneen yoo xam ne mooy tax nit ki am quand même dignité ndax xam nga nit ki mënul def yaramu nen il faut mu sol yére donc mën nañ wax ne ci li mënta ñàkk lekk ci la bokk naan ci la bokk waaye sol yére tamit ak nu yére gi ñàkk solo te tamit loolu am na lu ci islam wax ndax góor am na awra jigéen am na awra donc loolu fexe ba am awra boobu loolu ci lu mënta ñàkk la ci nit ku ne wér-gi-yaram aussi il faut nit ki soxla ko parce que kenn du feebar rek ne du ma faju loolu aussi du li ñu digle yaakaar naa loo gëm-gëm yàlla sabab waaye yow da ngaa war a sabablu mooy da nga war a jéem a faju pour que yàlla nag may la wér-gu-yaram donc il faut nga jëfandiku hôpital yi di jëfandiku dispensaires yi di jënd garab di ñaanlu et cetera
nit ñi tamit mën nañ foog ne du ñu nekk rek di toog benn place, danañ soxla di def li ñuy wax naqlu mooy di jóge benn place dem beneen. Donc danañ soxla transport mooy ay oto yoo xam ne suñ bëggee jóg oto yooyu donte moomuñu leen ñoom mais danañ leen mën a yóbbu fu ñu bëggee. Donc mën nañu wax service yuy mën a tax nit ñi di am fu ñu suñu bëggee dem fenn dem fa lu ñu soxla la lu mënta ñàkk. Éducation mooy nit ki aussi soxla na le minimum mën a lire mën a bind loolu lu mënta ñàkk la sinon rek du mën a bokk ci société bi même su bëggee jàng diineem ni mu ko war a jànge du ko mat. nit ki aussi soxla na courant bon xëy na fan yi ci gannaaw jafe woon na waaye bi mu jafee lañ gisee sax niñ ko soxla même soo demee ci village yi ku ci amul courant tamit da nga am sondeel wala nga am lampe pétrole mais li am solo mooy soxla nañ lu leen leeral. soxla nañu aussi même mat wala ñu soxla gaz yooyu aussi mënta ñàkk parce que sinon rek doo mën a togg. soxla nañ tamit liggéey parce que soo amul liggéey li la dese mooy lan xanaa nga yalwaan te yalwaan dégg ngeen li ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam nga jël sa sayu mat yenn ko dem jaayi ko ca marché ba moo gën nga tàllal di yalwaan te nee na tamit loxo bi nekk ci kaw di joxe moo gën loxo bi nga xam ne dafa nekk ci suuf di nangu te danaa ci ñëwaat ci kanam. Donc yooyu ma tudd léegi mën nañ wax ne mën nañ ko tuddee ci français besoins humains fondamentaux mooy yi nga xam ne nit ki daf ko soxla te nekkul rek lu mu soxlantu daf ko soxla dëgg mooy loo xam ne su ko yorul daal mën na ne àddunaam vraiment du mel ni mu ko bëggee. lii ma tudd nii nag donte am na tuuti coppante bi àdduna amee ba tey waaye mën ngaa gis ne société boo man di dem temps boo man di dem ci àdduna bi daanaka nit ñi yii yëpp dañ ko soxla woon nañ lekk soxla woon nañ naan soxla woon nañ wér-gu-yaram et cetera donc mën nañoo wax ne liste bi ma tudd léegi donte am na yoo xam ne ci jamono jii ñu mujj la gën a tar parce que éducation c'est vrai bu njëkk ñëpp amuñu ko woon waaye mën nañ ko boole léegi ci besoins fondamentaux yi yii la nekk na loo xam ne société yëpp a ko soxla temps bu ñu mën di dem ci histoire tamit dañ koy soxla. xëy na dana am coppite li muy coppite mooy loo gën a jëm ci kanam yow soo yoree sa budget xaalis bi ngay dépenser ci sa biir kër li ngay def ci lekk loo gën a jëm ci kanam nit ñi day wàññeeku poids bi muy jël dafay wàññeeku parce que déjà soo xoolee sax ñi nga xam ne seen alal demeewul noonu daanaka li ñu yor lépp taluñu ko def leneen ci lu dul lekk ak naan taluñu leneen taluñu jënd lu rafet donc loolu mën nga gis ne mooy coppite bi am mooy même ñi nga xam ne dañuy gën a am te société loo gën a avancé nit ñi gën a am liñ daan def ci xaalis day ci lekk dafay wàññeeku wala liñ daan def ci santé donc danañ mën a économiser tuuti di ko def ci leneen ci comme li may bëgg a ñëw loo xam ne du loo xam ne lu mënta ñàkk la. leneen li soppiku mooy yii ma tudd léegi aussi loo gën a jëm àdduna bi gën a jëm kanam mu gën a nekk lekk yoo xam day gën a neex wala lekk yoo xam ne niñ ko defaree day gën a rafet wala mu ëpp ay vitamines donc loolu li ñuy wax changement technologique moo koy indi mooy àdduna lu mu gën a jëm kanam man-man yi day gën a bari ndax nit ñi danañ gis ay yoon entreprise yi danañ def li ñuy wax innovation ay yeesit yu bees yoo xam ne dañ koy indi te yooyu yëpp nit ñi dañ ciy bénéficier wu aussi ñiy produire dañuy gën a bari ba te luñ gën a bari ci marché bi ñiy produire lii am ci marché bi day gën a bari day gën a yaatu day gën a baax. leneen liy soppiku aussi mooy fi ngay jënde xam nga yow mi nekk Sénégal su fekkee yàlla def na dara sa poos su la neexee nga ne li may ndekkee Japon lay jóge
li may añee Arabie Saoudite lay jóge li may reere Turquie lay jóge donc poste bi moom nu mu day lu la neex lekk donc loolu aussi coppiki tugg la parce que bu njëkk xëy na dëkk yi daawuñu duggante comme ni ñuy duggante ci jamono ji ba tax na loolu aussi coppitiki la boo xam ne am na ci donc li ma njëkk a tënk mooy li nga xam ne mënta ñàkk ci li nit ñi di jënd te wax naa leen ne daanaka société yëpp ñoo ci yam ñëpp a ko soxla léegi nag su loolu weesoo dafa am loo xam ne xëy na am na njariñ waaye mën naa ñàkk mooy ñàkk ko taxul nga mën a nekk ci àdduna bi ba génn ci te mu def la dara ndax am na ñoo xam ne soo génnoon Ndakaaru gii sax da nga ko fa gis ñu bari ñoo xam ne su fekkoon ne nit ñaa ngi jëfandikoo téeméeri mbir xëy na ñoom juróom yi wala fukki yi rek lañ soxla pour te danañ ci dund te du leen yàqal dara ci seen àdduna donc juróom-ñeent fukk ak juróom yi nit ñi utiliser yeneen yépp soxlawuñ ci dara te yàqalu leen dara donc seen conférence bi su ngeen xasee wax li mënta ñàkk yii may tudd ni bokkul ci yi mënta ñàkk waaye nag danaa ci indi tuuti parfois anglais bi day jaxase sama bopp ak français bi danaa ci indi tuuti modération mooy danaa ci dugal ne donte mënta ñàkk jamono tax na ba am na yu bari yoo xam ne léegi dem na ba mënta ñàkk loolu danaa ci dugg ci biir parce que jamono moo demee noonu tension day am fu mu toll waaye jàpp leen ne yi ma njëkk a tudd moom mënta ñàkk lekk mënta ñàkk naan mënta ñàkk wér-gi-yaram mënta ñàkk courant mënta ñàkk wala boog lu lay leeral parce que loo nekk ci àll man mii fanaan naa ci néegu ñax ay fel matt na ma waaye soo amul sondeel wala amoo lampe pétrole doo ci génn su fajar jotee nooy jànge am na sëriñ yoo xam ne samay maam dañ leen daan wax sëriñ fàkk taal mooy dañ daan jëlub taal dañ daan jël ay mat taal ko fajar ci la ñuy jàngee alxuraan xale yi wër ko xëy na bët léegi soo demee Fuuta am na daara yoo xam ne noonu lay demee nee nañ ma boori Fuuta noonu la ñuy jàngee alxuraan ba tey dañuy taal benn taal waaye lu man di doon toujours jàpp nga ne soxla nañ lu leen leeral mën na nekk courant waaye l'essentiel soxla nañ lu leen leeral ak source énergie nag fu mën di jóg yii may bëgg a tudd nag mooy yi nga xam ne donte mën nañ cee gis njariñ bi nag nit ku ne dafay am variation mooy ne soo jëloon ñi ci salle bi xam nga man statisticien laa ndax su ma sañoon sax damay jël kayit jox leen ku ne benn kayit ne mu bindal ma pour moom lan moo mënta ñàkk donc da nga gis ne tontu yu du yam ku nekk ak ni nga gisee mbir mi donc mën ngaa wax ne ak géej la mën ngaa jàpp ne ñépp danañ méngoo ci yi ma njëkk a tudd ne mënta ñàkk loolu ñépp danañ ko tudd waaye da nga gis keneen ci tudd loo xam ne kii dana ne il faut ma am sama jus pour ma naan ko est-ce que jus lu mënta ñàkk la sëñ Babacar Sy rahmatullah alayhi est-ce que daana soxla loolu sëñ Bamba est-ce que soxla na ko woon donc am na yu bari yu ñuy jëfandikoo fi ñu toll ñoom xëy na ndox doyoon na leen sëkk ak meew pour wax leen ne donc ku nekk ak ni nga gisee waaye am na yu bari yu ñuy jëfandikoo yoo xam ne mën nañ du ñëpp a ko soxla donc pour distinguer yi ma njëkk a tudd ci économie wala boog ci anglais ñi ngi koy wax les economic needs mooy yi nga xam ne dañ ko soxla te mënta ñàkk yii may bëgg a tudd mooy economic wants mooy yi nga xam ne yow yaa ko soxlaal sa bopp waaye mën nga koo bañ a yittandikoo dëgg-dëgg gis ngeen différence bi bee mënta ñàkk bii yaa ko bëggal sa bopp waaye wóorul ne lu lay jariñ la te lii moom amul limite ku nekk am na nu mu ko gis même bëggoon naa leen laaj dama leen di jox exercice bi ndax xam nga ku tàmm ba jàngale toujours da ngay am réflexe boobu te man danaa ko tàmbali mooy ku dem sa kër na jël xool nga jël kayit nga bind
yi ngay dépensé ci weer bi yëpp wala bis bu ne jëlal benn semaine rek nga bind li nga dépensé lépp soo paree nga classé ko xool li ci mënta ñàkk ak li nga xam ne xëy na def nga ko pour bégal sa yaram waaye mënoon naa ñàkk da nga gis ne xëy na soo dépensé ñeent xëy na ñett yi ci li mën a ñàkk nga ko dugal te jëriñu la lu bari waaye nag sa bëgg-bëgg rek moo la ci dugal waaye benn bi mooy li mënta ñàkk donc su ku ne defoon exercice bi dana gis loolu donc yi ma gis ne du lu mën a ñàkk la donte am na njëriñ xam nga diine dafa am ci sooy jàng diine dañ lay wax lii def farata la xam nga loolu day am farata diine dafa am lu ñuy wax farata loo xam ne il faut nga def ko am na lu ñuy wax sunna am na bu ñuy wax sunna mu aktada ak sunna boo xam ne yonent bi lañ daan gis mu koy def li gën mooy def ko soo ko defee yàlla dana la ci may yoon am na boo xam ne mu baax lañ ko tudde boo xam ne moom dagan na kenn aayewu la ko su la neexee def su la neexee bàyyi yooyu yëpp dafa am ci diine am na boo xam ne makruh la boobu dañ ko sib am na boo xam ne xaraam la donc catégorie yooyu yëpp dafa am ci diine te mën ngaa jël catégorie yooyu yëpp nga dugal ko ci sax produit yi ngay consommer 5 catégories yooyu xam nga man 3 laa def mais su la neexoon parce que dama 4 laa créé woon léegi ma def ko 3 pour simplifier waaye mën ngaa créer juróom yi am na yoo xam ne farata la ndax lépp loo xam ne ndigaluy borom bi la taala Allah kooku il faut nga def ko mooy il faut nga naan il faut nga lekk parce que loolu obligation la am na yoo xam ne sunna la ndax sallallahu alayhi wa sallam fi muy wax ne sooy dog na nga njëkkee lekk tàndarma wala nga naan ndox loolu sunna la soo ko deful du lekk loo xam ne obligation la kenn du la ci def dara waaye nag xëy na soo ko defee def nga loo xam ne dundal nga sunnatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am na yoo xam ne mu baax la mooy jus bi nga ciy boole bisaab bi wala keneen ku am beneen jus kooku mu baax la donc su la neexee def su la neexee bañ a def am na yoo xam ne makruh la li may wax nii makruh am soo demee ci fiqh danañ la wax sib nañ ngay dog di doge yenn yi donte araamul waaye sib nañ ko am na yoo xam ne moom carrément araam na ndax dañ ko araamal mooy comme nga wooroon ba ngoon nga lekk nga naan alcool kooku araam na donc munoo doge alcool kooku araam na donc loolu aussi yu jara xool la donc toujours maa ngi ci deuxième catégorie bi mooy yi nga xam ne man nga ko bëgg waaye loo xam ne mënta ñàkk donc tudd naa ci yenn lekk yi xam nga am na sama mbokk jaxate yi wala ture yi wala siise yi ca dëgg-dëgg ñoom suñu wooree foog nañ ne suñ dogee daal moom dara war sa manqué moom danañ lekk ba fayu bis bi yëpp donc alors que li mënta ñàkk mooy dog li nga xam ne nag sa coobare bopp la waaye mënoon naa ñàkk mooy ni ngay doge mooy dog ba lu ne nga jël ko rek daal di koy lekk ba daanaka da ngay rattraper ba ëpp sax am na famille yoo xam ne xëy na li ñuy dépensé ci koor gi moo ëpp li ñuy dépensé lu dul koor ndax seen bëgg-bëgg pour rattraper li ñu weesu li nga xam ne aussi mën na ñàkk donte sa yaram bëgg na ko wala yow nga bëgg ko mooy am oto ndax soo xasee am ay moyens de transport en commun oto du léegi nekkati loo xam ne lu mënta ñàkk la su fekkee ne am nañ système de transport public bu ku bëgg a dem da nga ko mën a jël donte bus la wala ay saxaar la wala leneen donc su xasee am rek du nekkati loo xam ne mënta ñàkk danaa ci wax tamit loo xam ne fi ñu toll ni mi ngi gaañ askan wi gaañ bu méttee métti mooy téléphone xam nga man damay liggéey ci économie mais di liggéey ci li ñuy wax lutte contre la pauvreté mooy nan la ñuy fexee ba ndóol gi wàññeeku nit ñi am lu ñu am daf seen poos fexe aussi
ba ku ne mën a lekk ba mu doy, ku ne mën a am njàng, ku ne mën a am wér-gi-yaram. yooyu mooy li nga xam ne nit ñi mënuñu ko yàq. waaye gis nañ ne bi téléphone baree ci Sénégal ba tey, surtout téléphone portable yi ak crédit yi, ay Easy, ay Seddo, daanaka mën nga wax ne am nañ famille yoo xam ne seen xale au lieu ñu dem jëndi meew dañuy dem jënde ko crédit, muy lu garaaw a garaaw. donc téléphone mën na fexe ba nit ñi li nga xam ne wërta ñàkk dañ ko soxla sax dootuñu ko mën a jënd, ndax da ngay gis ko am ñaar fukk au lieu mu dem jënde ñaar fukk yi lu mu lekk mu dem jënde ko crédit. donc lii mooy exemple bi gën a xóot ci biñ mën a joxe ci lu nit kiy def loo xam ne gaa araamul, gaa kenn terewu ko, waaye dana ko yàqal lu bëree bëri ci ni muy dunde, parce que li mu war a dunde moom mu jël ko di ko def ci téléphone boo xam ne ay ngelaw rek mu daal di dem. ba tax na vraiment ñu ngi ciy ñaax nit ñi pour ñu def ci attention. am na yeneen takkaay yu bees yu rafet yi, mbubb yu rafet yi, kër yu rafet yi, yooyu yëpp kenn terewu ko, waaye tamit du loo xam ne mënta ñàkk. ndax am na sama papa mas na ma wax mu ne su gisee kër gu rafet ba demee nen ni sax daf koy tiital. donc nitu yàlla yi kër gu rafet ba ëpp duñ ci nangoo dund. am na mbokk moo xam ne sëñ Mat Saxir Lo bu Kokki ba mu nekkee ca taaraja taxawal dañ ko tabaxal ay étage, waaye néegu ñaxam ba ca la dëkk ba muy génn àdduna. soo demoon Touba da nga ko fa fekk, soo demoon Tiwaawan da nga ko fa fekk, soo demoon Njaasaan da nga ko fa fekk. foo dem ci àdduna bi nitu yàlla yi soo dee xool yenn dëkkuwaay yi duñ ko bëgg ndax dañ koy jombel seen bopp. donc mais nag kenn terewu ko, donc kum neex ku ko am mën na ko def, waaye du lu mënta ñàkk. loolu mooy mbir mi. donc yii ma tudd nii daanaka culture bu ne ak ni mu ko gisee. soo ñëwee Sénégal ak ni mu ko gisee, soo demee Allemagne ak ni mu ko gisee, nga dem Japon, nga dem Malaisie, ku nekk ak sa bëgg-bëgg, ku nekk ak ni mu ko gisee. bu njëkk bi neewoon naa la daanaka ñun ñëpp a fa méngoo, ñëpp a soxla lekk, waaye ñëpp a soxla naan, waaye yii ma tudd nii moom ku nekk ak noo ko gisee. même soo duggee ci biir Sénégal ak ku nekk noo ko gisee, ak ku nekk nu mu gisee àddina. waaye nag ci commencement bi waxoon naa ne danaa ci indi tuuti modération, mooy danaa am lu ma ci dugal. xam nga dafa am lu ñuy wax mondialisation, mooy ak télévision yi moom danaa ci ñëw ndax dégâts yu rëy la ñuy def fi mu toll. moom aussi dinaa ci ñëw parce que ci lii may wax nii dafa am rôle bu rëy buñ ciy joué. donc ci télévision yi ak fait que sénégalais yi ñu ngi tukki, ñu ne bitim réew ñu ngi ñëw, day tax ba société yi aussi lii benn sociologue bu tudd Raymond Aron doon wax la convergence, mooy danañ dem, moom ñu ngi ko doon wax sax ci affaire politique, dafa waxoon ne danañ dem ba capitalisme ak communisme ku ne day wuti boroomam. ñi nga xam ne capitalisme rek lañ gëm danañ dem gën a jege communiste yi ci niñ gisee société, ci état war na intervenir, nit ñi war nañoo am doole, et cetera. communiste yi aussi danañ gën a jëm beneen, parce que soo gisee dëkk mel na Chine yaakaar naa communiste la woowee boppam, waaye mi ngi jëm si lu bari ci capitaliste yi. soo jëlee état capitaliste yi aussi ni ñu dàqe woon état mën a am rôle ci économie bi, léegi yaakaar naa ñëpp nangu nañ ne état, même États-Unis ci boppam gis ngeen bi ñu amee crise financière ni gouvernement bi dafay ay plan pour mën cee génn. donc convergence boobu mi ngi am au niveau politique ak au niveau politique économique. noonu la amee aussi ci comportement yi. man nga wax ne sénégalais bi ak américain bi am na yu bari yoo xam ne léegi ñoo ci yem gis-gis, parce que comme jaxasoo nañ, ndax jaxasoo sax yàlla ko santaane, ndax inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shu'uban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allah atqaakum. donc jaxasoo ak mondialisation kenn njëkku ci islam, kenn njëkku ci alxuraan, moo ko njëkk a wax. moo njëkk a wax na ngeen àndandoo, na ngeen nekk benn
ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. donc jaxasoo boobu tax na ba ku ne day jële ci moom ci keneen ki jànge ci moom li ñuy wax le donner et le recevoir ba tax na donc li ñuy wax civilisation universelle day daal di ñëw. donc nit ñuy gisee consommation am na yu bari yoo xam ne dañ ci jege léegi. mi ngi mel ne nga jël lii ñuy def nii par exemple bi rek lay joxe ñi ngi nii di def conférence te nee ngeen ma am na juróom-ñaar fukki place ci Sénégal yoo xam ne soo fa demee lii ñuy wax ni ñu ngi koy gis te jógewuñ fi ñu toog. donc loolu yaakaar naa su dul woon technologie duñ ko mën. donc pour wax la ne donc jege ñaaye boobu ku ne di jànge ci keneen ñu ngi koy def yéen a ngi koy jëfe doonte bu leer a leer. mais li am solo ci ñaareelu mbir bi xam nga tamit bëgg lu neex alxuraan sax daf ko bëgg ndax am na aaya yu bari day wax kulu min at-tayyibaati waaye lu mu ciy teg wa amalu saalihan kulu min at-tayyibaat waxul rek kulu de min at-tayyibaat la wax. bon tayyibaat xëy na ñiy tafsir am na ñeneen ñu koy gisee ñenn ñi lu dagan lañ koy tafsiré ñenn ñi sant jaxate xëy na ñoom danañ bëgg tafsir bi wax yu neex yi waaye tafsir yi gën a bari xëy na yu lu dagan mooy tayyibaat ndax am na ñoo xabaayis waaye ñenn ñi su leen neexee xool ne lu neex parce que tamit am na aaya yu bari yoo xam ne soo gisee ni yàlla di wax li mu jox nit ñi da ciy lim yu bari yoo xam ne daf leen ko xéewale pour wax la ne tayibaat tamit mën nañ ko gisee noonu. waaw soo gisee àdduna aussi àllaaxira nañ koy déclirer aussi àjjana yu neex rek lañ fay wax waxuñu rek lu yam mais yu neex a neex rek lañ fay wax loo xam ne lépp dafay mat ni mu waree. donc yaakaar naa conférence baa ngi dem te duggaguma ci këru li ma bëgg a débattre donc maa ngi jëm a accélérer donc tudd naa li nga xam ne mënta ñàkk tudd naa li nga xam ne gaa nit ki mën na koo bëggal boppam waaye du loo xam ne mënta ñàkk waaye nag ku nekk ak noo ko gisee c'est la démocratie. léegi nag damay tudd yoo xam ne moom ay bëgg-bëgg yoo xam ne wala produit yoo xam ne sax dafa dangereux moom carrément moom dafa baaxul moom. lu mel ne drogue baaxul kooku dafa araam dafa bon dafay yàq yaramu nit ki ndax bi may wax léegi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati mën nga cee dugal di jël drogue di ko dugal sa yaram parce que yow yaa ngi yàq sa yaram boo xam ne yaa ko yàqal sa bopp dañuy wax bi aydikum ila tahlukati yow kenn ñëwul yàqal la yaay jël di consommer sa bopp mi ngi mel ne naan alcool aussi yenn naan yi loolu aussi day yàq sa yaram donc moom c'est même ñi nga xam ne gëm nañ ne war nga naan vin ñëpp d'accord nañ ne soo ci ëppalee dana yàq sa yaram donc loolu des produits dangereux même ñi jaay loolu yoon sax da leen di wax leen ñu bind ko ci produit dangereux même ñiy jaay cigarette dañ ciy bind produit dangereux donc kay loolu moom yaakaar naa même ñi koy jaay xam nañ ko donte xam nañ ne nit ñi nag mën nañ ci am bëgg-bëgg waaye ñoom ci seen bopp xam nañ ne baaxul ci nit ki waaye nag jamono moo demee noonu donc pour bañ a guddal danaa yam ci loolu ci leeral lan moo mënta ñàkk léegi nag ma dugg ci entreprise yi ba def fi parenthèse xam nga biñ nemee 1 heure de temps ngay wax dama ne waaw man fu may jëlee lu may wax 1 heure de temps waaye conférence demee noonu c'est-à-dire da ngay xeeb waxtu wi waaye soo duggee ci biir fi ñu toll su ngeen ma joxoon 3 waxtu damay dem parce que li ñuy wax xaal départ moo baax ci conférence soo xasee départ te yàlla baax na xëy na ni ngeen ma accueillir tax na ba yëgatuma dara ba moom sawar naa ci wax ji daal maa ngi leen ciy gën donc ñaareel bi mooy bi ma tuddee yi mënta ñàkk xam nga kooku day daal di nekk li ñuy wax ab proie xam nga ab commerçant walla ku yore entreprise nga ne ko kii soxla na lii te mënu ko ñàkk am
mbir mi day daal di doy waar day daal di doy waar yow yaa ngi nii soxla lii te mënoo ko ñàkk te kee moo ko yor te xam na ne yow noo man di def da nga ko jëfandikoo day daal di doy waar day am déséquilibre mooy day am doole ci yow ci loolu nag laa bëgg a ñëw comportement ñooñu li koy déterminer ci économie mooy li ñuy wax les conditions de l'offre et de la demande mooy ñiy jaay nu ñu mel ñiy jënd nu ñu mel ak nu ñu toll loolu mooy déterminer xeex boobu ñuy xeex bi nag xeex bu sedd la ab négociation la ndax jaay moom négociation la kii day ñëw ne damaa bëgg a jënd kii ne damaa bëgg a jaay waaye nag day am rapport de force kooku moom il faut mu am négociation boo gis day am li ñuy wax rapport de force donc su fekkee ne ñiy jaay kenn rek kay jaay kooku lu ko neex lay def su fekkee kenn rek kay jaay ma jox la exemple fi ñu toll nii kiy jaay sukkër ci Sénégal daanaka kenn rek la xam nga kooku su ko état téyewul su ko neexoon ne sukkër 2000 laa koy jaay ku ci mën dara donc nombre ñiy jaay lu mu gën a bari consommateur bi day gën a am doole yéen ñi su ngeen demee marché su ngeen fa fekkee boutique yi ña fa nekk am ñu bari ñuy jaay da ngeen di am doole pour mën a jënd ni ngeen bëgg a jënd parce que mën nga wër ci kii su la nanguwul jaay lii nga dem tekkee waaye su fekkee kenn rek a ko am kooku day daal di def lu ko neex donc loolu lu am solo ñaareel bi aussi mooy produit bi est-ce que manqué na xam nga sa sukkër manqué wala ceeb manqué wala diwlin manqué loolu aussi day jouer ci njëg yi aussi consommateurs yi est-ce que xam nañ seen droit est-ce que consommateur bi aussi dana def effort su demee ci kenn mu wax ko su ko wóoree ne li mu ko wax dafa cher mu dem ci keneen est-ce que consommateur bi mi ngi jouer rôle am mooy di wër ba bu gis prix bu baax est-ce que consommateur bi am nañ ay association yoo xam ne danañ fexe ba ki yor téléphone bi ñu naan ko yow kat ma jox leen ci un exemple parce que dafa am ñoo xam ne dañ naan la soo bëggee mën ngaa dem ci tarification à la seconde bëgguma tudd de waaye am na ci marché bi te man mi donte am naa abonnement ci ñoom waaye damaa jëndoon puce boo xam ne dañ lay may waaye soo bëggee dem tarification à la seconde doo ko man ma dugg ci système bi demuma ma woo leen mënuma donc pour wan la ne toujours consommateur bi dafa war a laaj droit parce que su ko deful rek mi ngi du am li mu war a am donc consommateur dafa war a exigeant consommateur dañu war a organiser donc loolu mooy déterminer négociation bi ci marché bi dafa économie aussi ak kiy jaay ak soxla ñoom ñaar benn lañ su soxla amul jaay mënta am lii may wax ni lu am su soxla amul jaay mënta am nit ki mënta jënd lu mu soxlawul xanaa ku mën a yàq rek di sànni encore une mais nag soxla moom définition soxla moom mooy wute mais nit ki moom li muy jënd moom lu mu soxla la ci yaramam wala boog donte du loo xam ne mënu ko ñàkk waaye mën naa am loo xam ne daf ko neex donc il faut am nit ñi lu ñu bëgg pour que nit ki mën a am lu mu jaay li nga xam ne dagan na ci jaay mooy ne kenn du jaay tamit di perte loolu yaakaar naa loolu la loi la boo xam ne ci marché bi la ne su fekkoon ne ñiy jaay mënuñu ci am bénéfice yaakaar naa kenn dootu jaay donc il faut ñu nangu ne kiy jaay dana am bénéfice waaye nag li am solo mooy bénéfice bi bu mu nekk riba bu mu dem ba ëpp na am nu mu yem loolu mooy gain boo xam ne dafa yem ndax loolu mooy tax ki bëgg a defar entreprise mooy tax ki bëgg a commerce defar commerce kenn mënul aaye aussi ki nga xam ne day jaay walla muy defar entreprise xam nga léegi wax naa la ne nit ñi seen bëgg-bëgg dafay wuute donc commerçant bi walla entreprise bi mën na indi stratégie boo xam ne day def ay innovation ay yees pour nit ki yaatal yi mu bëgg
mooy produit yu mu koy jox gën ko rafetal wala indi produit yu bees loolu ay stratégie yoo loo xam ne ci marketing stratégique wala ci moom ni muy liggéeyee mën na ko def pour que toujours mu yaatal nit ñi liñ gisee seen bëgg-bëgg pour que ñu jógee ci yi nga xam ne mënta yàq di ci yokk yoo xam ne xëy na bëgg nañ ko rek waaye donte soxlawuñ ko dëgg-dëgg. li nga xam ne aussi situation bi ñu mën a gis ci marché yi yenn saa yi da nga gis entreprise yu bari am waaye li ñuy wax position dominante benn entreprise am fa doole boo xam ne day daanaka daaneel ñëpp ñee ña nga fa waaye moom mooy wax marché bi ni muy demee. ma jox leen ci un exemple soo jëlee téléphone toujours tey moom téléphone a xew soo jëlee téléphone lu tax téléphone mënta wàññeeku Sénégal te man yi ma leen di wax dama cee def ay recherche actuellement Orange moom mooy déterminer prix téléphone nu mu war a mel Sénégal Expresso wala Tigo mën nañoo jéem lu ne waaye yow mi yor Expresso soo dee wooy Orange am na prix boo xam ne Expresso mënu ko wàcc parce que moom am na prix bu ko Orange di wax foo duggee sama réseau lii nga may fay li ñuy wax interréseau ah moo tax tant que Orange wàññiwul ay prime Expresso dana mën a wàññi prime tant que yaa ngi yem ci moom ci biiram wala Tigo waaye soo xasee laal Orange rek du mën a wàññi dana am fu muy sës donc soo bëggee prix téléphone wàññeeku bul sonal sa bopp da ngay dem ci Orange ne ko wàññil say prix loolu mooy position dominante donc soo demee ci marché bul attaqué ñëpp xoolal ka fa ëpp doole kooka ngay jël travailler ko moom su defee li mu war a def rek ñeneen ñëpp dañ koy daal di kii loolu mooy mbir mi am na aussi lu ñuy gis ci marché bi mooy ñu gis ne mbir yi manqué na rek ñu tàmbali denc produit dootoo ko gis pour que su gënee manqué ñu yokk prix yi loolu aussi ñu xam ne ci li am la ci marché bi leneen li ñuy gis ci marché bi mooy kooku aussi dinaa leen ko wax parce que xam nga man gars yi dafa am ñoo xam ne damaa jaar ak ñoom fu ne soo jëlee sukkër bi bind naa ci lu mat juróomi article yoo xam ne yenn saa yi dañ may tontu ñoom ma bind ñu bind yenn saa yi sax jiiñ nañ ma lu ne waaye moom xam nga kuy wax dëgg moom toujours dañ lay attaqué ndax yenn saay da nga gis entreprise yi njëg yi yokk ci bitim réew ñu dem ci gouvernement bi ne ko yokkal njëg yi ndax njëg yi yokk na bitim réew daf tapage bu rëy ba gouvernement bi yokk mbir yi mais nga gis njëg yi wàññeeku mais ñoom duñ wàññi fañee woon lañ nekk donc loolu ngeen def ci attention moo tax transition la sax parce que damay dugg ci état léegi donc état moo war a vigilant pour que ñu am li ñuy wax prix juste mooy ni ñuy wàññee ni ñuy yokkee nañ koy wàññee aussi mais fi ñu toll nii soo demee ci àdduna bi sukkër période bi dafay wàññeeku alors que marché bi man dégguma ñuy wax sukkër mi ngi wàññeeku diwlin prix la boo xam ne kenn xamul nu mu demee nan ngañ mën a jënde diwlin lu ëpp ñaar téeméer jaaduwul alors que diwlin waroon na mën a jar Sénégal téeméer ak ñeent fukk maa ko wax téeméer waroon na mën jar Sénégal téeméer ak ñeent fukk ku ko jaayee lu ëpp téeméer ak ñeent fukk yaa ngi koy jaayee lu jaaduwul mais lu tax ñu jaayee ko loolu parce que Sen'Or la moom lañ defal protection boo xam ne même ñeneen ñi indi diwlin mënuñu ko jaayee lu tuuti loolu parce que ay mbir la yoo xam ne vraiment doy na war donc nit ñi suñu sonnee nañ xam ne yooyu ñoo koy indi yu technique la waaye problème yu bari looloo ko indi ci yi nga xam ne mënta ñàkk léegi ci loolu lay dugg nag parce que sëñ bi nee na ma sama temps bëreetu li may njëkkee ci rôlu état mooy nguur gi li ko war a yitteel du poosam du bëgg-bëggam du am amam jariñ nit ñi ak fexe ba nit ñi am dund gu neex moom moo war a yëkkati ak nguur
nguur gu ko deful li nga war a def ñaari mbir moo ko war benn bi mooy nit ñi ñoo moom dëkk bi donc nguur gi nit ñi leen fi teg li nit ñi soxla la nguur gi war a def ndax ñoom la fi toogal dañoo tànn ci biir société bi ay nit ne leen jiital nañ leen liggéeyal leen ñu nekk leen suñuy jaam ngeen liggéeyal ñu ndax noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe sayyidul qawmi xaadimuhum nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite askan wi ñoom ñooy seeni jaam ñoo leen di sonnal di leen liggéeyal du dëgg donc ku ko deful rek mooy ne defoo li nga xam ne moom lañu sant ñaareel bi aussi su fekkee ne toppatoowoo bëgg-bëgg nit ñi ba fexe ba nit ñi am li ñu bëgg di am dund gu baax mën na indi ay tension sociale am na dëkk yoo xam ne biñ demee ba mburu amatul wala lekk amatul mais dafa am ay émeute ñu génn ci mbedd yi donc mouvement yi ngeen di dégg ni suñ demoon ba nit ñi sonn dëgg ceeb cher diwlin cher lépp cher mën nañ gën a génn ci mbedd mi daanaka lu nañu jaxase ba tax na donc nguur toujours nay def attention pour que nit ñi kontaan surtout ci liñ mënta ñàkk loolu mooy base te nit ñi liñ bëgg bariwul soo waxtaanoon ak jigéen ñi danañ la wax ne man naa am ceeb bu cherul naa am diwlin yi ñu lay limal bariwul dopp juróom naa am diwlin naa am tomate naa am meew yooyu lañ lay tuddal donc nan lañ mën a fexe naa am gaz ñenn ñi sax léegi dañ koy tudd bu bari nan la ñuy fexe ba juróomi produit yooyu ma tudd mu yomb ci Sénégal te lu mën a nekk la parce que bépp boo ci dugg ci biir da nga gis ne man mi bind naa benn article ne ma ne su fekkee ne inflation mooy njëg yi yokk su doon téeméer la yokk juróom fukki yi nguur gi def lu mu war a deful li mu war a def moo tax mu yokk juróom fukki yi c'est normal marché bee ko laaj mais jëreen juróom fukki yi nguur gi moo deful li mu war a def te li mu war a def dafa bari mooy am na yoo xam ne ay jëf la am na yoo xam ne ay xalaat la yu mu war a def am na yoo xam ne ay communication xëy na ci biir débat bi mën nañ ci dugg état bi war na fexe ba marché yi di doxin wu jaar yoon mooy fonctionnement régulier des marchés loolu nag du liggéey boo xam ne daf ko war a def ci jàmp am na liggéey yoo xam ne de manière structurelle la koy def da koy def ci long terme mooy war na fexe ba lii ma doon wax monopole yi ak duopole yi ak ñi nga xam ne ñaar la ñuy doon wala ñett ci secteur yi di teg nit ñi lu leen neex fexe ba concurrence am ci marché bi mooy foo dem fekk fa entreprise yu bari yu ko mën a joxe ba tax na kenn du ne rek man maay def lu ma neex parce que su baree ñiy produire ak ñiy jaay rek nit ñi danañ mën a jënd prix yomb te loolu am na secteur yoo xam ne xam nga avant 1994 dafa amoon lu ñu doon wax ay convention spéciale dañoo jëloon ay produits yoo xam ne dañ naan yow kii rek a ko mën a defar kii rek a ko mën a jaay suukar kii rek a ko mën a jaay ceeb caisse de péréquation rek a ko mën a indi donte yëkkati nañ loi yooyu waaye dañ leen a remplacer ak ay taxes léegi yoo xam ne ay parfois on les appelle des taxes conjoncturelles yoo xam ne mooy tax daanaka dañuy amati léegi ba léegi ay protection xam nga suukar soo ko bëggoon a yow mi sëñ bi ma jàkkaarloon su fekkoon ne da ngaa bëggoon a liggéey suukar ci Sénégal mënoo ko fi ñu toll nee nañ la pour nga mën a liggéey suukar ci Sénégal il faut nga dem bay canne à sucre topp yoon bépp doog a mën a jaay suukar ci Sénégal sëñ bi foo kooku ko man kooku il te faut des milliards et des milliards xëy na ñi koy def léegi ñu bees ñi jóge Nigéria ñooñu am nañ milliards yooyu waaye sénégalais moyen bi bëgg a def entrepreneuriat du ko man donc nañu def attention li ñuy wax barrière à l'entrée mooy yenn saa yi danañ ne ubbi nañ bunt bi waaye danañ teg condition yoo xam ne bunt ba kenn mënu fa dugg loolu mooy barrière à l'entrée xam nga ubbi nañ bunt bi ba pare nag waa soo ñëwee ñu ne la waaw dañuy contrôler de est-ce que am nga lii est-ce que am nga lii est-ce que am nga lii luñ gën a bari rek day tax ñene ca biir kenn du leen fa fekk te ci économie nee nañ pour que marché bi dox il faut mu nekk li ñuy wax des marchés contestables marché contestable mooy ku ne ci biir toujours day tiit ne toujours kenn am na keneen kuy mën a dugg loolu rek mooy tax mu discipliné wu di def prix yu baax mais su ko wóoree ne su toogee ca biir kenn du ko fa fekki
moom rek a fa nekk di def lu ko neex toujours mbir yi day metti ci consommateur yi. donc nañ fexe ba ubbi marché yi ku bëgg a jaay dem jaay ku bëgg a liggéey liggéey mais bu ñu jël yenn entreprise di leen protéger. affaire diwlin li ñu tegal sunu or ëpp na, affaire sukkar li ñu tegal CSC ëpp na, affaire tomate li ñu tegal Sokas ëpp na, affaire blé li ñu tegal les grands moulins ëpp na. secteur boo ma laal jàppal ne Sénégal même Banque mondiale def nañ ci ay rapport du man maa ko wax, soo demee ci rapport yi da nga ko fa gis. Sénégal am na problème pour économie ni ñu ko yore te nee naa la man mi suñ defoon réforme yooyu maa la wax ne waxuma inflation parce que souvent économie dafa am ñaari mbir, dafa am inflation ak niveau des prix. donc bu ñu leen nax yéen ñii consommateur bu leen wax rek nañ wàññi njëg yi bu njëg yi yokk loolu mooy inflation. da ngeen di wax ne nañ wàññi njëg yi lii jar 1000 francs na jar 700. donc balaa ngeen di démarrer loolu ngeen di njëkk a laaj mooy ñu def nañu def un travail de référence, ñu jël secteurs yi benn par benn ñu def un audit xool fan lan mooy prix yi waroon a nekk suñ teggi woon règles yi nga xam ne teg nañ ko mu indi difficulté. li may wax nag gars yi duñ ma wedd mukk ndax man xam naa li may wax, maa ngi xaar gouvernement bi weddi ma maa ngi koy xaar parce que su ñëwee ñu teg dossier yi ci table secteur bu ñu jël diwlin mën naa jar 700 francs maa ngi xaar kenn weddi ma te ñu ngi may dégg. suukar mën naa jar 400 francs 400 francs man bii damay dem Mali 400 francs la fa suukar di jar. suukar mën naa jar 400, diwlin mën naa jar 700. loo ma laal rek mën naa la wàññil prix waaw na leer. bon il faut aussi gouvernement bi en plus loolu liggéey boobu il faut aussi muy dimbali néew ji doole ji. c'est-à-dire lu mel ne Ramadan mënul ñëw man bërki démb maa ngi woon Mauritanie xëy na dara ji sax fa laa ko jënd ah àdduna noonu la xam nga Mauritanie su Ramadan ñëwee gouvernement bi day def li ñuy wax opération Ramadan, day jël sukkar jël meew jël diwlin jël lu mat juróomi jël soble jël lu mat juróomi produit yoo xam ne day wàññi njëg yi pour nit ñi mën ko am lu yomb. mais lu ñu ko tee def ñu wàññi sukkar donte ñoom suñ ko wàññiwul lépp mais nañ ko wàññi su Ramadan jotee nit ñi mën a jot ci li ñu gën a soxla. donc loolu lu am solo la suñu amee tabaski am également korité am màggal am gàmmu nañ ci dimbali nit ñi période boobu ñu soutenir prix yi. loolu ay politique la yoo xam ne xam nga budget état lu la neex def ci parce que soo ma joxee lu mat lu ëpp 1000 milliards c'est une question maintenant de répartition. parce que lii ma lay wax nii xëy na soo ci dugaloon 3 milliards rek mën na régler problème ci événement yi ma la wax. donc war nañ ko mën a trouver parce que nit ki moom lu mu bëgg rek souvent dana ko trouver te yenn saa yi nga gis ñuy pasaree xaalis boo xam ne xëy na mënoon na ñàkk. nañ fexe aussi ba nit ñi am ay logements sociaux loolu aussi parce que ci li may lim léegi nit ki mënta ñàkk aussi am fu muy dund fu muy dëkk donc nañ fexe ba nit ñi mën a am fu ñu dëkk. maa ngi accéléré comme yéen ñi consommateurs yi aussi dama leen di ñaax ci sama bopp laa koy tàmbalee mooy nañ xoolaat nit ñuy consommer. nañu xam ne li am solo mooy li mënta ñàkk moom moo ñu war a préoccuper. donc ku nekk na jëlu këyit na jël une semaine na bind li nga xam ne consommé na ko su paree mu saytu ndax xadis nee na xaasibu anfusakum qabla an tuhaasibu du dëgg. donc ku ne toujours nay laaj boppam lan laa def semaine bi lan laa ci def lan laa dépensé xool li mu dépensé ne lii kat xëy na war naa koo mën a vraiment soxlawuma ko woon. donc suñ ko defoon rek duñu sonn te tamit nañu maytu média yi yenn publicité yi yenn téléfilm yi dana tax nit ki tàmm loo xam ne soxlawu ko. soo gisee yu bari yu nit ñi soxla fi ñu toll
daf ko ay bëgg-bëgg ci télé bi lañ ko gisee da ngay gis xale bu ndaw a ndaw buy doog a juddu déjà mi ngi ci confronté ci télévision publicité yi ñu koy wan yoo xam ne du loo xam ne mënu ko ñàkk ëllëg mu màggaale ko parce que ca ndaw ga nga koy jëre ba dootoo ko mën a ñàkk soo demee dëkk bu mel ne Malaisie publicité bu fay ñëw du publicité bu la neex rek nga teg ci télé parce que ñoom xam nañ ne télévision dafa bokk ci éducation société bi fi ñu toll ni mën nga wax ne lu déterminant ci Sénégal ëllëg ci télévision lay amee télévision moo mën a defar télévision moo mën a yàq donc damay ñaan ñu yor télévision vraiment ñu xam ne dañuy am rôle social bu rëy ak rôle éducatif te ni ko hadis bi waxee kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi donc borom télévision bi na xam ne ëllëg danañ ko laaj sa télévision bi doo ci def te su ci jariñee nit ñi kenn du ko gën mën naa yor télévision di ci jariñ nit ki mais mën na ci yàqal nit ñi mën na ci yàq aussi xale yi vraiment dañ ciy kii su fekkee ne état deful rôle am ñoom nañ ko def mu nekk autorégulation boo xam ne ñoo koy def seen bopp. leneen lu état war a xool aussi mooy qualité yi produit fi ñu toll nii Sénégal lu la neex nga jaay su la neexee ndox yu bari yaa ngi koy gis ci marché bi ndox yu bari est-ce que contrôlé nañ leen yaa ngi fiy gis ay vinaigre yaa ngi fiy gis ay jus yoo xam ne produit chimique rek la man fu ma gisee sama xale mu ne ma day jënd jus sama yaram day daw te mënoo ci dara tàmmal nañ leen ko ci télévision bi ku ne la damay jënd jus loo ci ma jus yoo xam ne su doon jus bu baax mais jus yoo xam ne ay produits chimiques rek a ci nekk nga xam ne day accumulé wu ci biiram donc loolu à la base lañ war a contrôler pour def ay normes yoo xam ne du lu ne rek moo mën a dugg ci marché bi di ko ci jaay donc nañuy favoriser aussi li ñuy wax les produits biologiques parce que soo demee États-Unis fi ñu toll am na ñoo xam ne lu ñu lekk suba ba guddi produit bio lay doon produit bio mooy loo xam ne amul ay engrais chimique moom loo xam ne naturel rek la suñuy lekk salade bio lay doon suñuy naan jus bi amul produit chimique donc loolu ñun méngoo naag li nga xam ne moom lañ xam parce que yow soo demee en pays séeréer ki nga xam ne baykat la mais day defaale sàmm en même temps donc neefere fasam yi mën na ko utiliser pour defar ci kii te tamit am na engrais yoo xam ne man demoon naa ba gis ko Inde yoo xam ne du am chimique ci niim lay jóge donc niima bari na Sénégal waroon nañ mën a defar engrais boo xam ne ci niima lay jóge pour mën a bañ a utiliser engrais chimique yi léegi ma terminé yaakaar naa ñaata minutes laa dese 5 minutes mooy ma wax ci nan la islam gise lii may wax ni yépp parce que mënuma ñëw ci daayira mustarshidin wala mustarshidaat te bañ fee tudd diine ndax bu ma tàmbalee ba tey déggagu leen daanaa fi cité naa fi ay aaya waaye dama doon confirmer rek li ma doon wax waaye waxaguma réellement lan mooy point de vue islam ni mu gisee mooy daganal na commerce wa halallahu al-bay'a wa harrama riba nee na jaay ak jënd dagar na li daganul kay mooy teg ci lu bari mooy riba waaye jaay ak jënd moom baax dara nekk ci am na tamit lu muy wax yaa ayyuha alladina amanu la taakulu amwalakum baynakum bil baatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum loolu tamit day wax ne munoo jël nit ki yor dara di jaay nga ñëw rek ne dama koy jël dama ko soxla donte lu mënta ñàkk la il faut ngeen commerce nga jaay mu jënd mu jaay nga jënd donc loolu aaya bi andi na ko pour wax leen donc te nee na tamit su ngeen def commerce ngeen wut ay témoin mais nag gis nañ ne xëy na su dee commerce yi yu gaaw a gaaw yi xëy na jëru ko mais yooyu yëpp pour wane ne commerce daal comme ñu ngi koy tudd di ko tuddaat di indi ay normam xëy na lu dagan mais nag donte commerce dagan na mais commerce bi gën mooy commerce boo xam ne ki koy daf koy def sellal ko su ko sellalee yàlla sax daf ko ci fay lu réere nañu xam loolu commerçant ku nekk fi muy liggéeyee
mën na fa jariñe lu koy indi ëllëg ak si biir lu baax. xam nga dafa am benn bindkat nee na bëy wi fi nga ko yeew rek la mën a lekk, bëy wi fi nga ko yeew foofu la mën a lekk. loolu day wax ñi nga xam ne xëy na fa ñuy liggéeyee fa la ñuy kii jéem fa am dara, xam nga loolu mooy côté négatif bi. waaye tamit mën nga wax ne nit ki li muy def ci àdduna bi ak lu mën di tuuti mën na cee jële lu koy sauver ëllëg. mooy ne commerçant bi mën na boole am bénéfice ba pare am ci àllaaxira, mooy bañ a teg yenn bénéfice ak tamit bañ a jaay lu baaxul. donc loolu responsabilité individuelle. ñaareel bi aussi islam nangu na wala bëgg na entrepreneuriat, parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne al muminul qawi moom moo gën al muminul daif. mooy jullit moomul lu ñu wax rek jullit bi nekk derrière, mooy di consommer rek ñeneen ñi di liggéey ëpp ko doole. donc suñu sañoon ku bokk ci communauté musulmane wala nga bokk ci pays communauté islamique internationale dañuy nekk ci pays yi gën a dynamique au niveau industriel. dëkk bu mel ne Malaisie, dëkk bu mel ne Turquie, loolu lañ def seen modèle. mooy nan ngay fexe ba méngale religion ak industrialisation, loolu lu war a mën a nekk. ñetteel bi ki nga xam ne jullit la, waxoon naa leen ko ci njalbeen gi, mooy moom lu man di doon diggu doomu bi lay xool. waaye su jëmee ci consommation moom day xool li nga xam ne mënta ñàkk, loolu lay njëkk a concentré wu di ko yokk lu mu def rek day fekk ne vraiment soxla na ko. waaye moom toujours day xool ay mbiram nan lay demee. loolu nag jullit bi moo ko man. xëy na nit ñi suivant ñenn ñi danañ dem ba bàyyi nañ daanaka lekk ak naan gu ñàkk solo rek moo lañ dese, parce que il faut ñu def ko. mooy suufi yi nga xam ne ay suufi dëgg lañ. am na ñoo xam ne nag sama maas gi danañ ci boole di lekk-lekk yu neex yi, di naan ay bisaab yu saf sukkër yu xaw a kii, waaye donte mën nañ ko bañ a kii. leneen li nga xam ne loolu nag damay ñëw léegi ci communauté bi, parce que tudd naa islam ni mu gisee, waaye daayira bu mel ne Moustarchidine ak Moustarchidat ci situation bu mel nii gis naa ñeenti mbir yoo xam ne gis naa ne war ngeen cee mën a dugal seen loxo. benn bi mooy li ñuy wax commerce solidaire. doole bi leen yor yàlla jox macha allah. imaginez su ngeen jëloon Sénégal, foo dem ci Sénégal am na ñu fa bokk ci daayira Moustarchidine wala Moustarchidat. ngeen fexe ba am ay réseau, ay boutique yoo xam ne produit yi nga xam ne mënta ñàkk, ku fa dem da nga fa fekk ceeb, da nga fa fekk diwlin, da nga fa fekk meew, te danañ la ko jaay ci prix boo xam ne kenn du la nax. même s'il le faut am circuit international boo xam ne fa lañ koy jënde ba bañ cee teg yenn bénéfice. donc loolu il faut ngeen xalaat ci, parce que mënu leen nekk am doole nekku communauté mais du ngeen jéem a xool pour régler problème mu ñi nekk ci biir. donc loolu benn mbir la. c'est valable pour Moustarchidine ak Moustarchidat comme ci yeneen organisation musulmane yu nekk ci biir Sénégal yëpp ak yeneen organisation communautaire. toujours nañuy xool sunu biir lan lañ mën a def. ñaareel ba microfinance waroon nañoo mën a am ci biir daahira Moustarchidine war Moustarchidat, xëy na am na, man wóoruma, réseau mutualiste microfinance boo xam ne ku bëgg a ñëw di am xaalis da nga ko mën a am. même banque islamique waroon na mën a dem ba am ci assurance. yooyu yëpp ay xalaat la yoo xam ne war ngeen ko mën a dugal ci biir. lu jëm ci zakat, nit ñu bari danañ joxe zakat ci yéen. su ngeen amoon benn système mais ñiy joxe zakat yëpp mën nañ nga ñëw dugal foofu ngeen organiser ko seen biir, parce que am ngeen cadre yoo xam ne danañ leen may loolu yëpp ngeen mën ko organiser. donc vraiment je suis sûr que li may wax sax yéen a ma ko gën a xam, mais dama koy indi ci kaw table ji rek pour que je sais que su ngeen fi jógee da ngeen ci mën a réfléchir. leneen li aussi mooy dafa am ñoo xam ne dañu soxla, xëy na tey jii sax bi ñuy dogu amuñ luñ doge, donc ñoom dafa jàmp ñu wutal leen ay solution.
donc war ngeen a mën a am li ñuy wax banque alimentaire boo xam ne da ngeen ci parce que man dem naa ay dëkk yoo xam ne su ndogu jotee dañuy jël ay kër yu bari yoo xam ne ku fa dem rek da nga mën a ñëw nga ndog fekk ñoom ñoo koy organiser. donc même en dehors du Ramadan war ngeen mën a am ay banque alimentaire pour que ci biir quartier yi ñi ciy mën a dimbali ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole. loolu dana tax ba yalwaan daanaka dootu mën a am ci société bi parce que yalwaan du loo xam ne islam bëgg na ko. xale yi taxawaalu ci mbedd mi aussi dootuñu ko gis. pour tëj waxtaan wi li ma gis ak li ma gëm mooy ne économie ak humanisme dañ leen a war a boole. moo war a nekk ñun suñu projet social mooy li ma gëm. mën nañ boole aussi profit di am mooy kiy jaay na am dara waaye na justice am na solidarité am. loolu daal la bëggoon a wax maa ngi leen di gërëm di leen sant.